juróom-ñaari waxtu tegal fanweeri simili fii ci télévision Futur Média mbokk yi dal leen ci xibaaru guddi gi li ci gën a fës nag ni ki tey ji moo nekk gan gi njiitu réew mi Macky Sall di amal fa li nga xam ne moo nekk ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké ni ki sànq rek daje na xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu daal di nag amal waxtaan wu yàgg nag foofu ca teewaayu Serigne Bassirou Abdou Khadre ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñii di taalibe Mouride yi dinañ ci dellu si ni mu gën a yaatoog sunu ndaw ya fa nekk diwaanu Thiès ak Kaolack moom la fa xew moo nekk jaaykat ya di boutiquier yeeg li nu mel ñoom ñoo génn di dox ci mbedd ma la ñu bëgg daal moo nekk yokkute gu métti gi mu daal di dakk ndax nag lépp seen kaw lañ koy xëpp te jàpp nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk commerçant yu mag yi ñoom ñoo amal li nu mel leneen loo xam ne nag yokkute la te métti lool mu nekk wàllu ciment bi ndax nag dem na ci 78 000 francs moom lay jar jamono ji te loolu nag tax ba ciment tëri bu Dangote moom jamono ji ay weer a ngi mu daal di tëj li ko waral nee na guerre ba am ca Russie ak Ukraine moo indi yooyu la jafe-jafe la ñu bëgg daal mooy nguur gi indi prix boo xam ne ñëpp ñoom ñoo ci yem leneen li nga xam ne nag di tiital bu baax a baax ñooy jàngee ci université Gaston Berger bu nekk ci diwaanu Ndar moo nekk ñi nga xam ne ñoo nekk syndicat des travailleurs des établissements scolaires ak universitaires ñoom daal jamono ji ñu ngay xoqatal nee nañ ubbite l'école bi boo moytul dinañ ko salfaañe li ko waral moom moo nekk ne dañoo bëgg ñu yokkal leen li nga xam ne moo nekk seeni payoor looloo gënoon fës ci ponk yi nees kiis ñu daal di yaatal. kon ni ma leen ko junjee rek léegi njiitu réew mi président Macky Sall jamono ji mu ngi woon ca dëkk bu sell ba di Touba Mbacké nag amal waxtaan bu baax a baax ak ki nga xam ne moo nekk xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ni mu koy defee at bu ne nag bu ñu jubee ci li nga xam ne moom moo nekk maanaam fële ci màggal gi daa mel ni ñu ngeeg sunu ndaw foofu di Pape Balla Gaye Pape Balla maa ngi lay nuyu. waaw lan la ñu mën a jàpp ci nganu njiitu réew mi niki tey ji waaw kii di njiitu réew mi Macky Sall tey moom moo nekk gan ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu daal di nag ànd ak délégation bu am solo ay jëwriñ yoo xamante ne yéen baal ma jëwriñ yoo xamante ne nag ku ci mel ne ay ñoom Mor Ngom Dame Diop ak ki nga xamante ne moom mooy Ndeye Saly Diop ñoom la àndal ci li ñu mën a lim rek ci daal di ñëw seet si ziar xalifa général des Mourides comme nu mu koy defee at mu nekk rek bu jamonoy màggal jotee njiitu réew mi déplacé wu ñëw ziar daal di séddali daal di kóllëreem nag ak daanaka askanu Mouride yëpp ci li nga xamante ne moom la ñuy waajal jamono ji ñu màggalu Serigne Touba Khadimou Rassoul ci kàddu yi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall jot na ko yëkkati ne li mu wax nag bokk na ci ne du def lenn lu dul li nga xamante ne moom moo ko war ci dëkk bi moo xam ci Sénégal rawatina ci Touba ngir fexe mu jëm kanam ci teg yi benn yoon tànkam ndax loolee wareefam la mu delluwaat ci li nga xamante ne moom mooy liggéey yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci diwaanu Touba muy ñeenti forage yu yees yoo xam ne boole nañ ko ci dispositif hydraulique bi nga xamante ne moom moo nekk ci diwaanu Touba ngir fexe ndox mi gën a baawaan ba nga xamante ne du ñàkk comme niñ ko daan nemmee ko ci at yi ñu weesu ci jamono màggal loolu lépp daal bokk na ci li nga xamante ne njiitu réew mi tënk na ko ci li nga xam ne moom la yëkkati ci kanamu xalifa général di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Serigne Mountakha moom itam ci kàddu gu gàtt del na seddali li nga xamante ne moom mooy bëggam waaye itam soppam ci nga xam ne moom mooy njiitu réew mi ndax la mu waxoon rek la waxaat mais comme mu ko dénkaane ca ki nga xamante ne moom mooy Serigne Touba moom mu ko booleel ba tey jii comme la mu waxoon rek fa la delluwaat mu doon loo xamante ne daanaka loolu lay la tënku ak kàddu yi nga xamante ne moom la yëkkati ak suuf ñu doon loo xamante ne nag loolu lañu mën a jàpp fi mu toll nii ndaje li jeex na njiitu réew mi Macky Sall mu ngi jëmoon na ca côté Grande Mosquée xëy na bu paree foofee lay daal di delluwaat Ndakaaru ci liggéeyam bàyyi waa Touba ñu waaj bu baax a baax ñi nga xam ne moom maatal ren bi lay pare nii. jërëjëf Pape Balla Gaye foofu ca diwaanu Touba kon njiitu réew mi moo fa dem amal ab ngan ni ki tey ji ni mu koy defee at bu ne dinañ ci dellusiwaat ci yeneen i xibaar ak image yi nga xam ne nag moom moo fa tukkee. leneen ci xibaar ci diwaanu Thiès la xewee foofu nag jaaykatu bitig yi ñoo wàcc ci mbedd ma
doxu ñaxtu li ko waral nag ñoom jàpp nañ ni njëg yi nga xam ne dafa cher lool te saa su ne ñoom dañ leen koy jiiñ te duñ ci dara jàpp nañ ni ñi nga xam ne ñooy grossistes yi lu jik njaag ñoom ñooy njaag moo tax nag bëgg ministre bu yor wàllu njënd meeg njaay mi mu indi ay prix yoo xam ne prix fixe la bu ko defee duñ ci am benn jafe-jafe ñu ànd ceeg reportage Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. concurrence bi nga xamante ne grossistes yi ñu ngi ñu koy teg loolu la ñu jàng ci naataal yi nga xamante ne moom doxam ñaxtu fii ci diwaanu Thiès muy kuréel gi ëmb boutiquier détaillants yi nekk ci diwaanu Thiès mer ba futu ne nag ñu bëri nag ñu ngi leen di joxeñ baaraamam tuuma naan yokk yi am ci boutique yi ñoom la waaye ñoom de nee nañ laale wuñu ci. di leeral askan wi maanaam consommateurs yi ñun ak yéen ñun ñoo far li xew si marché bi détaillants yi duñ ci dara mbir mi si kaw la. maa ngi lancé appel mboolem industrie yi nga xam ne ñi ngi fii si réew mi ñoom ñi nga xam ñooy defal produit yi ni jaay ñun détaillants yi nanu génn fekki fan ñu def seen déclaration comme nii ñu ko defee ñu wax produit yi ñun yi ni jaay nan la yokkoo ban yokk si ñun loolu nan ko leeralal loolu dañ ko rafetluwul parce que mënoo noo jaay prix en gros kenn ñëw jënd détail nga di ko détaillal ci marché bi même prix bi loolu rafetul. boutiquier détaillants yi nekk fii ci diwaanu Thiès ni ngi sàkku nekk ci nguur gi rawatina jëwriñ yi nga xamante ne moom moo yor wàllu njënd ak njaay ñu homologué prix yi lépp nekk benn ku ci nekk xam la ngay jëndee ak la ngay jaayee. bu ko demee ci li nga xam ne moom la ñu jënd comme marchandise bu demee ci suukar si ñu ngi koy jëndee fi mu toll nii 29500 29500 nag mën na koo jëndee suukar di ko jaayee ay prix 600 francs yu état bi wax loolu mënut a nekk. boutiquier détaillants yi nee na jàmbat lii bu ñu ko saafarawul ci ay fan yu néew daañu geraw tëj boutique yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Thiès. Cheikh Anta Diop ñoom tamit seen naataango yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Kaolack di boutiquier détaillants yi ñoom tamit dañoo wàcc ca mbedd ma li ñuy ñaawlu moo nekk yokkute yi nga xam ne nemmeeku nañ ko te askan wi nag dañuy faral di dal seen kaw te ñoom nee nañ jàpp nañu ñii di grossistes yi ñooy def li nu mel ci loolu ñu teewlu ci ki yoroon seen kàddu di Amadou Ndiine ci micro Faly Gaye boobu ñu ñuy joxoñ te naan boutique moo yokk boutique bi nii dégg nga te mbir mi jógewul ci ñun xam nga bon mbir bi dafa am responsabilité dañ ko partagé dafa am loo xam ne ni nguur gi daf ko ci yore dafa am loo xam ne ni grossiste yi dañ ko cee yore mais dañoo jël lépp léegi xëpp ko ci borom boutique bi ba léegi borom boutique bi presque amatul jàmm gis nañ nag ci certain temps ci temps yi passé gis nañ am na yenn organe de presse peut-être que nguur gi lañ fi nekkal ak yenn association ñoo ne ñoom ñoo fi nekkal les consommateurs gis nañ ñuy dal yu baax ci boutique yi parce que ñoom bés bu ñu jógee rek ci muy association des consommatistes yooyu bu ñu jógee rek ci boutique bi la ñuy dal pour ñoom tey jii li ñuy ñaan état fii nga xam ne coono bi toll na ñëpp sonn nañu borom kër yi sonn nañu jaaxle nañu état bi nay jël ay matukaayam mu régler ko jël ay responsabilités ñoom xam nañ nan la ñuy amee bagage bi nan lay bagage dañ koy écouler donc ñu delluwaat prix yi fi prix yi kon jël seen engins yooyu ñoo di contrôler jaarale ko yoon kenn ku ne li nga xam ne li mooy sawaref nga daal di koy def. Faly Gaye ñu koy jaajëfal ci xibaar yooyu mu ñu jëlee ci diwaanu Kaolack ñuy dalal sunu gan nag ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi muy ministre Zahra Iyane Thiam de la microfinance de l'économie sociale et solidaire madame la ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. gis nga gars yi nee nañ njëg yi cher nañ de balaa ñoo dugg ci question yi sax yow loo ci xalaat. waaw dëgg la maa ngi lay nuyu di nuyu groupe bi ak ñi ñuy seetaan xam nga contexte mondial bi dafa doy waar moo xam feebar bi ñu génn la moo xam crise yi am. li ci am solo mooy nguur gi am na taxawaay bu mu ci def ci wàllu subvention ci wàllu accompagnement te yii dafa baax kenn ku nekk di wax fan la mbir mi méttee ci moom ñu gën a mën a taxaw gën a mën a indi solution yaakaar naa ministre du commerce am na waxtaan yu mu ciy def ak association yi kon danañ ci gën a taxaw incha allah yaa ngi waajal ab forum boobu mën nañ ci dëkk lan moo waral li nu mel ak forum bi lan la waaw ñi ngi waajal li ñuy wax forum mondial de l'économie sociale et solidaire bi nga xam ne kuréel bu ñuy woowee GSF moom moo koy faral di def GSF nag boo ko déggee ay gouvernement locaux yu bari ñoo daje am seen kuréel di seet ci seeni waxtaan ci seeni biir naka la ñu gën a mën a jàppalante gouvernement locaux mooy collectivité territoriale donc forum boobu ñuy def nag ñu jël ko
teg ko sous le sceau de l'économie sociale et solidaire. Économie sociale et solidaire nag muy secteur boo xam ne man maay jëwriñ bi mu découlé ci vision wu président Macky Sall ndax moom la soob keroog ca 2019 mu ñëw ne am naa juróomi initiative yoo xam ne loolu dama koy jëmmal ci sama gouvernance su quinquennat bi mu ne bi ci njiitu mooy ndaw yi parce que dafa ne PSE jeunesse mu ne bi ci topp mooy économie sociale et solidaire te laata loolu dafa jël ministère dédié ko kon loolu nag vision boobu nga xam ne président am na ko ba tënk ko gouvernement la koy jàpp ne économie sociale et solidaire anam la boo xam ne lii ñu seetaan léegi muy ci wàllu secteur ñoo xam ne dañu jàpp ne anam yi ñuy liggéeyee jafe na buñ ko jëfandikoo def ko dana am lu bari lu mu wàññi ci seeni jafe-jafe. kon forum bi dina am jeexital ci askan wi. forum bi en tant que tel maanaam passerelle mais njeexital li ñi ngi koy xaar ci vision bi. ndax forum bi dafay wax ci économie sociale et solidaire kon lan mooy économie sociale et solidaire loolu mooy li nga xam ne croissance xam nga dañuy faral di wax lu bari ci suñuy débat waaye croissance kenn du ko lekk. tey bu ma doon tënk rek ci lu ñu mën a waxee lan mooy économie sociale et solidaire. mooy ñu fexe ñuy lekk croissance bi ci anam yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jëflante moo xam ci dëkkuwaay. moo xam ci liggéey moo xam ci wér-gu-yaram moo xam ci koom naka la ñuy fexe ba kenn ku ne la nga yittewoo soxla ko mu mën a am anam bu mucc ayib bu muy yegsee ci yow. économie sociale et solidaire dafa ne bi ci jiitu mooy bu ko def yow rek ndax lu benn ñaar ñett mën mais mbooloo ko daal. donc mu ne beneen principe bi aussi mooy lépp lu ñuy liggéey bul seet bénéfice ba ma ciy am bul seet le maximum lu ma mën a jëlee ci lu tuuti lu ma dëggal. mais na nga seet bien-être bànneexu nit ki nga xam ne moom moo ci ne donc nga jël nit ki delloo ko ci lépp looy liggéey rek na fekk nit ki mooy njëkk mooy mujj maanaam bu ma ko doon tënk rek dama naan économie sociale et solidaire liñ ciy namm mooy nga am ci dërëm am ci ngërëm boo liggéeyee ba pare te loolu nag vision boobu bu ñu demee ba tënk ko def ko deuxième initiative nationale li ñu waroon ñun mooy léegi naka la ñuy def ba xalaat boobu nit ñi mën ko yëg ci seen dundin moo tax ñu ne bi ci jiitu mooy fokk yoon tënk ko mu am cadre réglementaire ñu wax économie sociale et solidaire mooy lan ñan ñoo ko tax a jóg ku ci bëgg a dugg wala ku ko bëgg wuyoo nan ngay mel. am na comité de pilotage. ku ko wuyoo ba pare. lan ngay def. gis nga loolu yëpp bi mu amee ba pare ñu def loi d'orientation. loi d'orientation bi indi ay mécanismes kon mécanisme yooyu bu ñu commencé di dox ba ñu war a mën a am forum tey boo xam ne réewu àdduna bi yi nga xam ne ñoom dañu jàpp ne comme ñun ni ko Sénégal jàppee économie sociale et solidaire mooy li gën ñoom ñëpp ñu ne nañu daje tànn candidature Sénégal dafa am lu tax ndax forum bi bu ñuy fàttaliku 2013 la njëkk am ca Séoul ay nit ne nañu boole suñuy doole di jëfandikoo économie sociale et solidaire ñu def ko 2013 def ko 2014 après ñu dem Montréal bi ñu jógee Montréal ñu dem Bilbao 2021 bii passé la ko Mexique def donc pour la première fois ñu ne nañ ko defee Sénégal mais li tax ñu defee ko Sénégal mooy nee nañ xool nañ ne Sénégal ci wàllu ni ñu tabaxee économie sociale et solidaire ak ni muy doxee bëri na seeni moroomu réew yuñ ci raw loolu nag dañuy taxaw foofu ñu sargal quand même le maire Soham Wardini bi nga xam ne ci njëlbeen ba moom moo proposé candidature Sénégal te bi mu koy proposé aussi daf ci laaj autorisation njiitu réew mi kooku ne ko loolu lu ñu ànd la te gouvernement bi dinañ la jàppale. ci noonu sax am na mairie bu bees noonu dañ fa seenee liggéey pour loolu daal di jëm ak gouvernement ban taxawaay la ciy am. waaw xam nga lu bees ak lu màgget moom. li nga xam ne mooy liy jëriñ askan wi. mooy nit ñi bu ñuy jàll institution yi nañu des kon gouvernement yooyu ñun état du Sénégal dañuy rafetlu d'abord le fait que mairie Dakar dem ba mën a
ñu accepté candidature am Afrique yëpp jàppale ko mu amoon ay kuréel fii yu mel ni RACTES ñoom ñëpp ñu jàpp ci ba loolu am bu loolu amee ba pare nag liñ leen di jàppalee mooy ci wàllu comité de pilotage boobu ñu teg te nga ko doon wax sànq ndax forum bi foog mu am kuréel yu ko liggéey ci wàllu comité de pilotage boobu li mu wax mooy faw état bi nga xam ne dafa war a mobiliser institution yi mobiliser ay ressources moo xam humaine la moo xam matériel moo xam financière wala logistique wala mu war a def promotion forum bi au niveau national au niveau international loolu lépp ñu mën ko def ak président comité d'organisation bi nga xam ne mooy le maire Barthélémy Diaz moom tamit ñuy rafetlu taxawaayam ci liggéey boobu ak ku ñu wax Malick Diop ak ñi ne Bordeaux ndax GSF président wu GSF bi mooy maire Bordeaux donc danañu lëkkale daal suñuy doole ba nga xam ne forum boobu ñu jàpp ne bu ñëwee réewu àddina bi yëpp ñëw plus de 40 pays ñu ngi leen ciy xaar di ci xaar plus de 3000 à 4000 participants di ci waxtaanee thématique yoo xam ne dina am njeexital ci jeunes yi ci femmes yi ci collectivités yi loolu yëpp bu ñëwee retombées yi forcément dina am lu mu jural askan madame le ministre xam naa lépp xaju ci lan ngay tàggatoo rek ci forum boobu noonu waaw li ñuy tàggatoo rek mooy danañu gën a wàcc ñun ak maire Dakar danañu wër ci biir Sénégal wër bitim réew waxtaan ak acteurs yi pour que kenn ku nekk mën a participer pleinement ci nga forum bi nga xam ne ñu ngi koy def pour population yi ci njiitalu président Macky Sall. di la jaajëfal bu baax a baax mu nekk madame la ministre Zahra Iyane Thiam di ministre de la microfinance ak de l'économie sociale et solidaire ñuy waajal forum bu am solo fii ci Ndakaaru dégg ngeen leeral dinañ ci dellusiwaat ci yeneenu xibaar leneen bokk na ci ñoo xam ne fanweeri weer ñu ngi nii nag di laaj li di ay koppar maanaam seeni salaire ñu nekk ca phosphate ba nga xam ne moom moo nekk waa SERTEM daal di koy yore naka noonu daal dinañ ciy joxoñ baaraamu tuuma waa SOMA ak ñi ki nga xam ne moo nekk Cheikh Amar ci wàllu exploitation phosphate boobu moo tax daal ñu dem ba ca mine ba amal fa ab ñaxtu ñu teewlu leen ak Ali Bandel ña ñu ngi bawoo ci commune yu Hamadi Hunare Ndendori ak bu Horkadiéré ñëw wone seen naqar ci place yi ñuy exploité phosphate ya ca Ndendori ñoom ñooñu leen nag di ay employé yi nga xamante ni ñee nañu toog nañu lu ëpp fanweeri weer te kenn fayu leen seen salaire. dañoo ñëw fii ñun jeunesse Hamadi Hunare dañoo sonn gisaguñu dara suñu ak yelleef ak doomu aadama dañ ko war a respecté président Macky Sall nag dañuy waxal quoi nañu jàppale Cheikh Oumar bëggatuñ ko fii bëggatuñ ko gis ñu ngi nii ci àll bi lañ nekk poussière bi nit ñi rey nit ñi di feebar gisuñu suñu gëdd gisuñu suñu ak yelleef doomu aadama sonn nañ ci nag Cheikh Oumar bu mu ñëw fii lu mu fi mën a gis nag ndax xam ne ñun ak ñoom la plus de 2 ans am na nit yu fi nekk amuñ seen payoor bari nañu 76 personnes presque wala mu ëpp ko sax amuñ seen wàll te coow li dox nag diggante SRPM bu Cheikh Amar ak société Soma bu Kalilou Wagué employé yi bokk ci gisement phosphatier ba ca Ndendori kat mel nañu ñoom far nañu ba noppi. Wagué lañu gëm moom lañu miin Soma la tudd moom lañu soxla fii Cheikh Omar bëggatuñ ko fii et puis bu fi ñëwee fii lu mu mën a gis ndax na jël responsabilité am moo xam ne moom moo ko teg boppam waaw parce que Wagué ba pare fii la dëkk encore waaw ci région bi la dëkk et puis jàmbaar la def nañu gis moo tax ñu wóolu Wagué. ci fàttali nag phosphate ya ca Ndendori Cheikh Amar mooy sénégalais bi njëkk teg xeer ngir kon door seen exploitation laata société Somiva di juddu waaye tey jii mel na ni employé yi doon manifester. moo di yàkkamte nañu dalloo société bi di Soma te Kalilou Wagué moom ko te mu war a ñëw kon intégrer dispositif d'exploitation ba ca gox ba. mu nekk liggéeykat yooyu nga xam ne nag seen i jafe-jafe ñu ngi ko ànd jànkoonte nag ak ñi nga xam ne ñoo nekk waa SERPEM leneen ci xibaar bokk na ci jàngalekat yi nga xam ne ñoo yor école yu tuut tànk yi mer ba futt la ñu def ci ñi nga xam ne ñoo nekk nguur gi ci ab assemblée générale ci week-end bi ci la ñu ñaaw lu baax a baax seen koppar yi nga xam ne dañ ko yéex a jot loolu nag tax ñu gis ne dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ci réew mi ci noonu nag ñu daal di taxaw ngir ñu xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo tënk seen mbootaay boobu ñu tuddee CODEPE ci loolu nag Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye daan nañ ciy def ab gëstu.
boobu teewul dinañ ci dellusiwaat ci xibaaru nasaraan si dañuy dem ba diwaanu Saint-Louis université Gaston Berger nee naa liggéeykat ya bokk ca syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires ñoom nag la ñuy ñaawlu moom moo nekk ne seeni koppar yi nga xam ne bëgg nañu yokkal nañ ko ci payoor ñu ngay xoqatal sax ne buñ ci deful dara ouverture école yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ca bërëb bu kawe boobu dinañ ko tagga témbeel ñu daal di ci teewlu ki nga xam ne moom moo nekk Demba Diop moom moo nekk secrétaire général bu SYNPICS bu section SYNPICS bu UGB ci micro Ousseynou Diop. ba léegi ni moom ministre bi fi nekk tey jii lépp lu ñu déposé woon ci tablam muy jëm ci décret wu PATS bi mu jëm ci li nga xamante ni revalorisation de nos retraites amul lenn loo xamante ni ki fi nekk def na ko donc bu ñu amee mbetteel di wax ne président kii fi ne xamul vision wu président mënul doxal vision président ndax it lii nga xamante ni mooy vision président bëgg ko ci travailleurs yi moom mu ne ala ëkk du ci am ba dinu ci génne ñun nag combat boobu weesu nañ ko ca lu ñu bokk wala bokkuñu si loolu weesu nañ ko fi ñu nekk ni tey ji moo di nañ ñu fay jox ñu sunu alal jox ñu sunu xaalis ba pare rappel personnel bi section yi syndicat yëpp taxaw nañ au niveau national syndicat yëpp taxaw nañ ngir ubbi bi aujourd'hui sunu ubbi dina chaotique trop li may wax nii nag ça concerne tous les universités sénégalaises les ENO les ISEP et les centres des œuvres. ci wàllu njàng mi la ñuy des ba léegi junni ak juróomi téeméer ci ay kit scolaire di fourniture yoo xam ne jël nañ ko jagleel ko gone yi nekk ci diwaanu Sédhiou kii di professeur Daouda Ndiaye moom moo ko daal di def nag ngir jàppale gone yi ñu des ca l'école ba naka noonu dimbali waajur yi fexe ba fourniture yooyu nag mu yomb ci ñoom bu ko defee gone yi des foofu ca bërëb ba di mën a jàng ba tekki ëllëg Bakary Konté ak Xaali Jàmme ay parents d'élèves ñi am ay jafe-jafe pour jëndal fourniture scolaire seeni doom bu école tijjee ay buntam Amadou Poder Diallo mooy président association communale parents d'élèves yi fii ci diwaanu Sédhiou. nekk na jafe-jafe vraiment jafe-jafe bu rëy sax parce que parent bu xëy nga am ñeenti élèves ci à l'école nga xëy la dépense bu nga war a joxe kër ga pour xale yi mën a lekk parce que xale bu lekkul bu demee à l'école du mën suivre donc. dañuy colmater xale yi les parents la am na parents yoo xam ne vraiment comme ni ma ko waxee rek dafay métti dana ci ñoom pour jënd ay fourniture jox xale yi quoi. Daouda Ndiaye lu mu def nii dañ ko saluer vraiment Daouda Ndiaye dañ ko saluer ñu ngi koy ñaanal bu baax sax. léegi génne nañu ci jafe-jafe yu rëy. professeur Daouda Ndiaye président mouvement action moom joxe na 1500 kits scolaires élèves yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou. képp ko yàlla may nga jóge ci école ba réussir ci sa responsabilité mooy nga delloo njukkal sa askan. moo tax ñu ñëw jël junni ak juróomi téeméer xale jàppale leen ren ñu yaakaar ne junni ak juróomi téeméer ci Sédhiou am nañu yàqin bu wóor que déwén résultat Sédhiou dina baax. ñu jàpp ne ku mel ni man li seen doom di dund tey laa doon dund démb bu ñu jàppalee xale yi gëm ko ànd ak jàngalekat yi nga xam ne ñoom ay seen xarañ te dafa màcc ci lool am naa yaakaar ne man ni ma doon tey ñëw fi ba dimbali waa Sédhiou ñoom xale yi ëllëg dañ dépassé Sédhiou dinañ dimbali ci àdduna parce que xam-xam mooy joxe lépp te lépp lii ci xam-xam lay jaar. élèves yi nag kontaan loolu ci geste bi Jabuy Seydi moom élève la ci classe bu 5e. dama kontaan ci fourniture yi ndax monsieur Daouda Ndiaye est un homme vraiment honnête et gentil. Je dis merci à monsieur Ndiaye. duñu mus a am problème pour jënd kay yi ak fourniture yi. professeur Daouda Ndiaye dina wéyal ay action fii ci doonu Sédhiou ndaxte dinañ maye ay consultation gratuite wante tamit daal di financer jigéen yi. leneen ci xibaar bokk na ci nag cimenterie bi di Dangote nekk fële ca diwaanu Pout nag moom jafe-jafe la am ndax ci mois de juin ba léegi dañoo arrêté seen liggéey directeur bu entreprise bi nag di expliquer ne guerre ba am ci Ukraine ak Russie nag indi na leen ay jafe-jafe la mu bëgg daal jamono ji moo nekk ministre bi yor wàllu njënd meeg njaay bi fexe ba prix tonne ciment bi ñu mun koo yemale ndax jamono ji 78 000 francs lay jar reportage Cheikh Anta Diop say laatiir usine bii liggéey ciment fii ci Pout jamono yi ñu nekk ci ay jafe-jafe ba tax na ci weeru juin ba léegi dañoo dakkaloon lu jëm ci wàllu production bi. voilà production bi lu ko waral mu arrêté comme ni ma la wax au Sénégal il est interdit de vendre à perte parce que ñëpp gis nañ ne coût yi nu mu explosé coût charbon bi ça vous pouvez le vérifier de vous-même dafa multiplié wu par 6 te charbon amul Sénégal li ñu wax mooy ñu jëlee si mine yi
donc mi ngi doon jógee Afrique du Sud ak Russie moo doon kii bu gën a mag exportateur bu gën a mag mais depuis guerre bi bu mu éclaté kenn mënatul jëndee foofu. tension foo ko dégg ci marché mooy prix yi dafay yokk donc yooyu yëpp bu mu dajaloo ak fret bi ak saak yi coût de production yi dem na ba toll foo xamante ne prix bu ñu koy jaayee nii boo ko jaayee entreprise bi day perte état bi tamit situation bu ñu nekk nii da ciy perte. moom sax nee na jafe-jafe yi nag du usine am rek la laal waaye nag yeneen usine ciment yi nekk ci réew mi yëpp it am nañu jafe-jafe mi ngi sàkku nag ci nguur gi ak jëwriñ ji yor wàllu commerce ñu homologué prix. homologation bi bu ñëwee tout le monde va y trouver son compte. parce que dinañ am benn prix bu stable boo xamante ne képp kuy jënd di nga xam ban prix ngay jëndee. waaw mais 75000 loolu laa lay wax mooy spéculation bi même augmentation yi ñuy wax même 75000 boobu noonu dina wàññeeku bu baax moo tax état bi war na gaaw très rapidement régler problème bi parce que spéculation bi dem na ba ay 75000 78000 te mi ngi bëgg a yàgg. ay kayit xaatim nañu ko ci diggante Dangote ak maire Pout ak Diass ak Morolan jàpp Kër Moussa lu jëm nag ci wàllu RSE lu toll ci ñaar téeméeri millions jël nañu ko jagleel ko maire yooyu ci ay projet. jërëjëf loolu nag moo gënoon a fës ci xibaar yi ni ki tey jii ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Sara Cissé ci kàllaamay tubaab di leen wax rek ba suba ak jàmm incha allah di leen ñaanal ngeen fanaan ak jàmm.